et animé par la foi islamique. Alors, la parole devient action qui transforme la réalité dans le sens d'une amélioration constante. La science et la technique nous facilitent le travail et améliorent nos conditions d'existence, mais ne déterminent nullement notre sort. Sans notre obéissance à la volonté divine d'Allah, le Seigneur, rien de constructif ne sera fait. wan kay wax ji leer na ibn kooku mooy sa waajur bi Mawlana Mohamed Sini xalifatullahi fil ardi bismillah. jërëjëf mu mel ni daanaka waxtaan wi jeex na la des nag mooy ñu ñaanal leen yéen ñépp ci bésu tay bii wallahi bésu leer la xam naa ne sax sentir ngeen ko kenn ku ne ci xolu boppam moo tax sang bi wax ne moom daal taxawaayam moo di jaayal yàlla leer buñ ko laajee leer gi ngay jaayal yàlla lan nga koy weccee moom sang bi nee na dina tontu ku ma andil ragal yàlla ak gëm yàlla ma jox la leer man ngaa def junniy ràkk par jour te leer googu doo ko am waaye nga ñëw fii rek leer googu dugg la nga commencé yëg sa diggante ak sa borom ba si jigéen ñi yàlla mi ñu tiim xam na lool ñenn ñi bu ñu doonee jigéen wërul soxlaawul sax ñu dem hôpital di def échographie yàlla da leen ni wan Malick Mansour nee leen cheikh bi shahada bi cheful islam la jaasi l'islam la laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi cheful islam la jaasi l'islam la man de bi ma yàlla di wan place shahada bi benn flèche daal la ma yàlla wan flèche bi nekk ci asamaaw flèche bi jublu place bi shahada bi nekk waaye boobu jamono defaguñ fi shahada bi te xaw ma woon lan moo fa war a ne waaye ba shahada bi ñëwee laay soog a xam ne orientation yàlla bi mooy shahada bi ndekete yàlla préparé na shahada bi préparé na kii nga xam ne moo di doon sabab préparé na jox ko ay moyens mu ñëw liggéey ko def fi ay lampe éclairé ko ba lépp a sotti ba nga xam ne foo tollu di ko gis mooy shahada bi shahada boobu nag xeej la boo xam ni suñ ko gëmee ak place bii ak jumaa ji xeej boobu mooy dindi lëndëm yi sa xol ya dugal fa leer seytaane génn yàlla ñëw sa xol ya taaju fa ndax yàlla moo wax ne du bokk benn xolub doomu aadama maax seytaane du ma bokk dëkkandoo si benn xol maax seytaane lenn daal moo mën a ne seytaane nga jox ko xol bi mu feese ka ma génn wala man yàlla ma feese xol bi seytaane génn seytaane daw cheful islam boobu jaasi jooju wallahi yàlla jox na ko Mawlana Mohamed Seni
si jamono sanga bi daal day wax ak yow rek nga bàyyi lépp lu bon loo doon def seytaane génn yàlla dugg 1977 ba muy woote xam ngeen ne Wakam jaxasoo woon na waaye sanga bi ba mu ñëwee la xale yépp daw fekki ji ko ba tey jii ñu am si ay soxna am si doom di yëkkati laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi ca kaw ñépp di ko dégg face aux intrépides cavaliers du maître des mondes que sont le vent, l'eau et le feu. gis na loolu kii fekkee na ko wallahi ndeysaan fekkee na ko macha allah ngeen nuyul ma Cheikh Alsaan Seen mi nga xam ne mooy sababu shahada bi ñëw fii waa délégation Pastef jaarale ko ci président de la république Bassirou Diomaye jaarale ko ci son premier ministre Ousmane Sonko di leen nuyu di leen remercier jaarale ko ci kenn koo xam mu kër gi mu di Omar Rémi mu di ko baax di ko tabe macha allah ñoom ñépp daal ñu ngi leen di sant bu baax fàttewuma Abdoul Aziz suñu rakk moom muy ku baax moom itam lu ne lay daj ci bés bi otom lépp mettre naka à notre disposition te nag incha allah kanam rek lay jëm ndax lii kenn du ko yëkkati dellu gannaaw loolu du am te nag du am mukk kenn du yëkkati lii dellu gannaaw ku ko mas a yëkkati rek yàlla yëkkati na la yaa nga sa kanam ñu ngi lay seen sa kanam jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen xam nga jotaay bu ko yàlla barkeelee boo fa toogee doo sonna doo xiif te doo mar jaraaf es loolu daal mooy lii am jaraaf al loolu mooy lii am jotaay boobu boo ci nekkee doo xiif doo mar ndax place boobu day bokk ci place yi àjjana yi billahi place bi ngeen toog bokk na ci place u àjjana yi dëggante xabru Maulana Mohamed Seeni juma ji place la ci place u àjjana yi comme Makka it noonu la mel loole la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne diggante minbaram macha allah néegam place la ci place u àjjana yi te ku dem Makka ab xëccoo bu mag la ku dem Médine da nga xam ne xëccoo la bu mag fa may jeexalee nag mooy alayhi salaam ba mu jógee mag waa Médine ñoo ko dalal ñoo ko sargal ñoo ko jàppale Maulana Mohamed Seeni nag na ngeen jàppane sagam ñaka sargal mooy waa Ngor ñoo ko sargal
te loolu ñépp xam nañ ko ma bëggoon nag su lii jàllee danaa ñëw Ngor wax ko maire bi mu préparé ko danaa ñëw Ngor sama ñëw Ngor nag dama ñëw Ngor pour sargal leen ndax ni Maulana Mohamed Seyni meloon ci yéen ngeen jàppale ko ba santaane yàlla bi taxaw ngeen liggéey ko ba mu sotti moom ñëw na Ngor sa jamono waaye man mi maa leen di sargal Ngor su may dem nag bëgg naa yéen ñépp ngeen ànd ceex man sa taala al badruga assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xalifa be ngay remercier waale waa ville de Dakar itam jërëjëf 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 su ko defee balaa ñu yëkkati jotaay bi dinañu jox imam Taye mu def ñaan ñu yëkkati jotaay bi waaye si remerciement yi mujjee woon amoon nañ si ku ñu wax Saliou Ndiaye jàppale woon waa cuisine si wàllu matériel demee ni ko oto waa Ngor société Lebalma bismillah waaw may na la ko waaw allahu akbar may na la ko Guèye Ndioro Binte Guèye adjointe au maire teew na fi également ak une forte délégation de la mairie de Dakar Omar Rémi tudd nañ ko léegi bu weesoo fa mu féete ak fa mu far dañuy fàttali ne doomu Wakaam la doom la si mission bi ku bokk si mbooloo mi la ngoon waru garam la def si jàppale waa cuisine si wàllu denrée ak oto ak xaalis bi mu leen jox di sant itam di gërëm waa Laayeen tub yi ngeen gis si ginnaaw fële yépp ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu ko jox di remercier également le ministère de la santé et de l'action sociale ndax boole nañu avec le district de Wakam pour un don en médicaments jeexalee nag si waa jëf ak waa comité d'organisation Mohamed liggéey bi commission d'organisation kenn amul seen fay lu nekk daj nañ ko si misaal bi mooy démb bi nga xamee ne tente bi ngeen gis ni dafa guddee ëgse daanaka pratiquement après 18 heures ñoom ñoo fi nekk ba 8 heures du matin jeexal liggéey bi donc commission d'organisation ak toutes les autres commissions yi nga xam ne ñoo liggéey ci comité de pilotage bi ku nekk xàmmee nga sa bopp ràññee nga sa bopp dañu bokk yëfi waaye rafet na ñu delloo leen gërëm delloo leen njukkal ci liggéey bi nga xam ne yéen mu ngeen ko def ngoon ko ci nekk na ci gis boppam loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon a jeexale su ko defee incha allah dañu wax ne suñu papa Mansour Niang mu ngi fi teew donc suñu papa Mansour Niang mu ngi fi teew te moom mooy màggu mbooloo mi moom mooy suñu sag papa Mansour ñu ngi lay ziyaara di la baalu àq di la wàcce sa wàccuwaay di ñaan suñu borom subhanahu wa taala dolli la kattan dolli la wér xadara maam El Hadj Malick bu nekk deekal itam wax nañ ne ñu ngi fi waaye suñu loolëre bii di Sidi Ahmed tam nga xam ne moom si mbooloo mi la bokk si biir la bokk waaye nag rek ñu sagal ko rek tatagal ko Sidi Ahmed ñu ngi lay ziar di la baalu wax nga loolu moo doon finalité bi su ko defee ñu jox sang bi Maulana Mohamed Nabi Guèye mu defal ñu ñaan lépp loo xam ne nag jub na si kàddu gi ñu doon yëkkati ñu xam ne nammeelu borom bi subhanahu wa taala la lépp lu si dëng ngeen xam ne sama matadi la ma di leen ko jéggalu di ñaan yàlla ma ñu ba ñu fekkee di wanax jame incha allah wa ma zalika ala allahi bil aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa ila liha sang bi ne kenn ku ne na ñëpp a toog ñëpp a dal sang bi ne kenn ku ne moo xam aajom ñaan ji na ngeen dugalal seen bopp seeni aajo ci biir ndax it malaaka yi teewee jotaay bii bu ñuy yóbbu ñaan gi ñuy ñaan fii su suñu boroom bunt bi yàlla ubbil jamono ci jumaa ji la ko jaarale yàlla baax na
kon ñu bokk musu si seytaane def ñetti astaghfirullah jàng fatiha ayatul kursiyu ñetti lixlaas falaxi ahnas salatul fatihi yal na leen yàlla defal jàmm yàlla def ko ci réew mi xam naa bu doonul woon condition yi yàlla teg ci ragal yàlla geex jub geex sellal gi dañuy saisir yàlla rek mu teggil ñu xiif geex mar gi waaye ñépp sonn nañ liggéey amatul nit ñi sonn nañu waaye la ëpp solo mooy ndigal bu wàccee nañu toppa ndigal lii suñ ko toppee rek lépp dana baax incha allah suñ ko toppee rek lépp baax beneen condition bi mooy na ñépp nangu ne Maulana Mohamed Seyni Gueye moom mooy ñetteelu xalifab yàlla ci kaw suuf tey ngeen seede ko soo leen ko defee yàlla nangul leen ko lépp baax waaye buñ ko weddee coono rek macha allah kon ñu def ñaan gi fatiha ayatul kursi ñetti lixlaas falaxi ahnas salatul fatihi bismillah dugal aajo yëpp ci biir amin الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي إلى بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحده إذهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا أعوذ بفلح من شر ما خلق ومن شر غاسق وهب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ولا أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين آمين اللهم نسألك إيمانا كاملا آمين ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعلالا طيبا وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار ربي زدنا علما بالإذن من الصالحين اللهم أشغلنا في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي فوقنا وتحتنا نورا ويميننا ويسرنا نورا وأتنا نورا يا فتح افتح أبواب رحمتك يا فتح افتح أبواب كل خير يا فتح افتح أبواب رزقك يا حفيظ حفظنا من الشياطين من الجن والإنس يلا يلا نجو مستل الشيطان من الجن والإنس يلا يلا بونو سيطان أخ شيطان يلا يلا نجو جبل تكنيس الصراط المستقيم yàlla ñun say jaam lañu ci axiru zaman lañu ne si lañu war a feccali seytaane si lay feccali fekk yàlla sédd yonte Yàlla Muhammad si lay feccali àjjana bi nga sédd yonent Yàlla Muhammad yàlla nga ñu si boole àjjana bi nga sédd tamit Mawlana Mohamed si ni muy janatu mawa yàlla nga suñu boole yàlla jox nañ la suñu ruu suñu lépp suñu jëmm
suñu roo mission Mawlana Mohamed Sy yàlla nga ko dugal ci xol yi ñu gëm ko ndax ñëpp am jàmm inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Cheikh Ahmed Tidiane Gueye, chargé de la communication et coordonnateur de l'Union Nabi Allah. Alhamdulillah, vous avez bien fait de le rappeler que Mohamed Seyni avait été investi d'une mission dans la nuit du 22 au 23 mars 1965. Nous sommes aujourd'hui le 23 mars 2025, donc 60 ans que cette mission est en train d'être propagée. Cette mission, nous l'avons commémorée depuis 30 ans. Et aujourd'hui, vous avez vu avec toutes les personnes qui sont présentes dans ce site de recueillement, dans ce site de dévotion, dans ce site où il n'y a que l'unicité de Dieu et la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont venus se recueillir pour écouter le message du Khalif et surtout comprendre quel était ce message. Mohamed Seyni a été investi de la lumière de Insa, plus connu sous le nom de Jésus-Christ. D'après le Coran et la sunna du prophète, la lumière de Insa avait été montée au ciel lorsqu'il avait 33 ans. Donc sa risala, il n'a pas pu la mener, car pour qu'il puisse mener sa risala, il fallait qu'il atteigne l'âge de 40 ans. Donc cette lumière a été élevée au deuxième ciel. Il a trouvé la lumière donc de celle du prophète Yahya. Et Dieu a décidé, je dis bien Dieu a décidé, de par sa volonté, mais après avoir éprouvé donc tous les êtres humains sur cette terre, les musulmans, pour voir quelle personne méritait cette réincarnation de la lumière de Insa. Et à travers le monde, il a choisi parmi les 5 continents, Dieu a choisi l'Afrique. En Afrique, il a choisi le Sénégal. Au Sénégal, il a choisi la région du Cap-Vert. Dans cette région du Cap-Vert, il a choisi ce village paisible, village de pêcheurs, qu'est Ouakam. Donc, Mohamed Gorgui Seyni a pour mission de réconcilier les musulmans avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour quitter ce qu'on appelle l'environnement ou le mauvais côté du décor prôné par Shaitan pour venir dans la lumière d'Allah. Et ça, c'est à travers la droiture, c'est à travers la piété, c'est à travers la reconnaissance de la volonté d'Allah, que sans cette reconnaissance et que sans l'acceptation d'être tourné vers Allah, rien de concret ne sera fait dans cet univers-là. Donc voilà la mission universelle de Maulana Mohamed Seyni. Alhamdulillah, le Khalif a bien fait de lancer cet appel, car c'est un rappel. Fazakir, Faïna Zikra Tanfa'ul Mu'minin. Le rappel bénéficie aux musulmans croyants. Cet appel qu'il a lancé donc, à ce que les gens retournent à la foi, retournent à la droiture, retournent à la piété et retournent à la dévotion et à simplement se conformer aux recommandations d'Allah. Quelles sont ces recommandations? Accepter, les accepter, mais surtout éviter tout ce qui est interdit. C'est à travers uniquement ce comportement-là qu'on aura la paix dans le monde. Et le Sénégal, encore une fois, a la chance de recevoir cet envoyé de Dieu. Nous devons être parmi les premiers bénéficiaires de cela. Mais pour que cela puisse arriver, il faut que nous changions nos comportements. Il faut que nous continuions de respecter nos parents. Il faut que tout musulman sache que le parent vient avant le marabout. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une déperdition des valeurs. Il y a un non-respect de nos parents. Il y a une forme de manque d'éducation qui est là, qui font que finalement, les jeunes que nous sommes, pour la plupart, travestissent le chemin tracé par Allah et malheureusement vont vers des dérives. Ce qui ne fait que leur nuire et les empêchera demain de rentrer dans le paradis. Donc nous appelons et nous insistons sur des messages à ce que tout Sénégalais fasse de ces messages siens, se conforme aux recommandations d'Allah en évitant les interdits, à travers cela, la paix, Inch'Allah, et tout ce qui est bonheur reviendra, Inch'Allah, dans ce pays. Le Khalif est revenu sur la Shahada. Alors, il est revenu sur la Shahada parce que si nous nous disons musulmans, la première des choses qu'un musulman doit faire, c'est de faire la Shahada. Qu'est-ce que la Shahada? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est ça la Shahada. Donc, n'est pas musulman
celui qui ne prononce pas cette shahada ou qui n'y croit pas. Et c'est important dans ce monde d'aujourd'hui, simplement maintenant de ne pas le répéter à travers les lèvres, mais c'est de le vivre dans son cœur, c'est de le vivre dans les actions de tous les jours et se conformer aux recommandations d'Allah. ok jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne man maay Cheikh Ahmed Tidiane Gueye di le coordonnateur le chargé de communication de l'Union musulmane et éducative Nabi Allah. Donc ñu wax ne bés bi li nga xam ne moo ñu fi dajale woon tey moo doon dañu waxtaanee ki nga xam ne moo di moom la ñu xam si turu sang bi wàccit ak leeram lañ doon màggal tey leer goo xam ne suñu borom moo ko donale woon dans la nuit du 22 au 23 mars 1965 tey di le 23 mars 2025. donc mun nañu wax ne leer googu ba ko yàlla donalee ak tey nekk na 60 ans waaye si wàllu di ko jëmmal ak màggal bés bi tey moo doon fanweer yoon bi nga xam ne noonu la ko doon defal mu nekk nag loo xam ne dañ doon wax jaar-jaaram bi nga xam ne jaar na ko diggante ak boromam gannaaw bi nga xamee ne yàlla natt na ko éprouvé ko ne ko da ngay bàyyi liggéeyu tubaab nga dem toog wakaam ga nga dëkk nga xaar ma waaye waxu ko app bi ñaata la mu toog xiif mar rafle waaye di déglu borom si ay message mu ko doon envoyé ba le 6 mars 1977 donc 14 ans toog na ko di déglu boromam ànd ak xiif ànd ak mat mi ànd ak ngëm yàlla ndax gëm na ne message bi ñu ko jox mënul jóge si seytaane 77 si la oote ne yàlla xamal na ma ne naa ñëw jàkkaarloo wax yéen ndax jamono bii di axiru zaman man maay xalifaam si kaw suuf man maay ñetteelu xalifaam ginnaaw yonente yàlla Adama ginnaaw yonente yàlla Daawda mujjug jamono kii tëj bunte bi mooy man mii di Mouhamed Gueye Seyni Gueye xalifa laay fi at yi loolu mooy li nga xam ne moo doon illa bés bi nga xam ne moom la ñu bokk ak yéen tey. bés bi xalifa bi profité ci lancer appel aux Sénégalais. waaw lancé na appel aux Sénégalais si ñu gën a dellu si seen borom subhanahu wa taala gën a rafetal seen i jikko jubboo ak seen i waajur fonk seen i wasila ak seen i tarixa waaye jencal cofeel ki nga xam ne moo di Mawlana Mouhamed Seyni ndax moom yàlla fal si mujjug jamono moom mooy leer gi nga xam ne mooy leeral jamono ba ket ba àdduna di tukki moom si boppam waxoon na ne ginnaaw moom beneen yonent wala beneen xalifatulaay fi àddina wàcc si kaw suuf ngoon loolu lañ doon fàttali pour que jaam yi umma bi yëpp ñu dëggu seen diggante seen borom nekk si njub nekk si ragal yàlla nekk si sellal ndax loolu mooy li nga xam ne moom la sang bi daan woote. wàllu shahada bi gis nañ ko si ginnaaw fii lan mooy shahada mooy yëkkati ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wax ne bàkkal yàlla ne moom kenn la waaye Muhammad rasulillahi moo di yonentam te loolu mooy li nga xam ne moom la ab jullit war a jëkk a def balaa ñu ne ko ak julliteem lu jiitu aji màkk lu jiitu koor lu jiitu joxe azaka lu jiitu leneen ngor shahada boobu nag dañu bëgg a jaam yi fàttali ko ne newul loo xam ne dañ koy tudd rek si laamañ mu yem shahada dafa nekk loo xam ne jaam bi daf ko war a dundal si xolam dundal bi mu koy dundal si xolam mooy tax mu yéegi si borom subhanahu wa taala yëg bi mu yéegi si borom subhanahu wa taala moo tax yàlla di ko boole si jotaay yu demee nii nga loolu moo waral shahada boobu. ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf ñoom tam alhamdulilah macha allah.